abonneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo. asalaamaaleykum mbokk internet yi El Vision Médias maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di amaan mbégte ak bànneex saa su ne di dikkaat ak yéen tey nag ma ñëwaat ak yéen ci seen beneen numéro ci seen émission bi nga xamante ni mooy Sans Détour tey nag ma am vraiment plaisir dalal ki nga xamante ni mooy Ndongo Mbow ñu gën ko xam ci maître Mbow maître maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Aliou di la jaajëfal di nuyu waa El Vision Médias yëpp ci dalal bi ngeen ñu dalal ci am mbégte lool nag bu baax a baax. donc tey bu ngeen gisee ñu dalal ki nga xamante ni mooy maître Mbow autant pour moi parce que yéen waxtaan ak moom ci ay points yoo xamante ni peut-être ñu bëri ignoré nañ ko li si demee ni état civil nan la nit di def ba am kayit juddu kan moo war a déclarer xale bi loolu yëpp date de déclaration bi ñaata la ak certificat de mariage yi mu nekk affaire yoo xamante ni mu ngi ci Sénégal nit ñi ñu ngi koy ut te ñu bëri dañoo mel ni man. xamuñu njëriñ beeg yooyu noonu maître sans plus tarder dañuy dugg ci li nga xamante ni moom mooy débat bi maître. première question bi ma lay posé mooy lan mooy njëriñu kayit juddu. waaw jërëjëf Aliou balaa ma yegsi ci tontu boobu nga may ma nuyu askanu commune Diamaguène Sicap Mbao waaw bu ma nuyoo commune Diamaguène Sicap Mbao kon nuyuwaale naa département Pikine bi yëpp. nuyu askanu Sénégal nuyu itam ñi nga xam ne moom la ñu bokkal gox bi nuyu sunuy mbokk dellu di leen nuyuwaat bu baax di leen gërëm waaw yaa ngi may laaj tey laaj bu am solo muy njariñu kayitu juddu. kayitu juddu moom njariñam mooy tax ñu xam la loolu moo waral nit ki bu juddoo dañu ko war a wutal kayitu juddu. mooy tax réew mi xam ko kon nag li nga xam ne mooy tax ñu xam la loolu defe naa ni kon warugar la kenn ku nekk ñu utal lu ko kayitu juddu mooy tax nga mën a am carte d'identité mën a bokk ci citoyen yi mooy tax itam nga mën a laaj li nga xam ne mooy sa yelleef ci réew mi ginnaaw ba nga defee sa wareef itam kon kayitu juddu gis nañ ko kon Aliou lu am solo la kon ci doomu aadama. kayitu juddu lu am solo la. ñu gis ni kayitu juddu. bi xale bi. juddoo ci lañ ko war a utal kayitu juddu. léegi xale bu juddoo. normalement ci yoon. kan moo war a déclarer xale bi. jërëjëf Aliou xale bu juddoo ñi ko mën a déclarer yoon dafa wax ne mooy ay waajuram d'abord ki ci jiitu ci ñoom mooy baayam mu doon lu am solo ndax baayam bu ko dee déclarer moom daanaka bu demee ak carte d'identité ca mairie ba rek dañu koy déclarer amul benn jafe-jafe. ak carte d'identité. yaay ji mën na ko déclarer waaye bu fekkee ne baay ji fekkewu ko yaay ji dañu koy laaj certificat de mariage. certificat de mariage def naa ne loolu war nga daal di mën a xam lu tax ñu koy laaj ndax mooy mën a firndeel ne kat kii mu wax ne mooy baayam moo ko jur. ginnaaw ñooñu itam ay seede mën nañ ko déclarer kilifay dëkk bi itam mën nañ ko déclarer waaye ñooñu ñëpp daal ku mu ci mënti doon muy maam ji wala keneen ku mu mënti doon ba ci kilifa yi il faut mu yóbbaale certificat de mariage bi nga xam ne moo wane ni baay bi ak yaay ji seq nañu sëy kon ñi ñëpp daal yoon may ne leen ñu mën a déclarer xale bi bu fekkee juddu na. maanaam à défaut de kii la à défaut de kii la. jërëjëf. ok donc maître ñu gis ni aussi tamit li nga xamante ni moom mooy ut kayitu juddu. xaw na jafe. donc tey mën nañoo xam ci ñaata temps nga mën a déclarer sa doom. waa kay jërëjëf Aliou xale bu juddoo yoon xàll na ay pexe yu baree bare yoo xam ne mën nañ cee jaar pour mu mën ko wutal kayit bi ci jiitu ci boobu mooy déclaration nag dafa am ñaar dafa am lu ñuy wax déclaration normale ak déclaration tardive. maanaam déclaration normale ak déclaration tardive. lan mooy différence ci ñaar. voilà ñaar yi leen wutale déclaration normale comme ni ko baat bi indee mooy xale bi juddu na ci délai bi nga xam ne wax nañ ko muy waajur yi dem déclarer ko. bu ñu demee ca mairie ba rek ñu daal di koy bind ci registre yi. mu am kayitu juddoo. boobu mooy déclaration normale. mooy déclaration normale. ñu toftal ci sax beneen délai maanaam mooy kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi lu mel ni chef de quartier bi. xam naa ñu bari ci ñoom nag xëy na loolu du ñu koy fasal di joxe. man naa itam dañ ko umpale. ñooñu autorité dëkk bi amaat nañ fukk ak juróomi fan. muy 15 jours ginnaaw weer boobu ñu mayoon waajur pour mën ko dem déclarer ji. kon boo ko boolee muy ñeent fukki fan ak juróom. bu weesoo foofu nag
déclaration normale bi jeex na ñu dugg nag ci fi ñuy wax déclaration tardive. tardive terewul itam foofu yoon mayee ne ba at ñu mën ko déclarer tout ça. maanaam ginnaaw 1 mois 15 jours yi. voilà déclaration tardive bi mën na dem ba at bi. mën na dem ba at. d'accord nga xam ne ba tey mën nañu dem ci mairie bi. déclarer xale bi ñu inscrire ko ci registre d'état civil bi. mu am kayitu judd. bu parent bi déclaré wul xale bi ci at bi. lan moo ko ciy fekk. waaw ñàkk a déclaré boobu jaaduwut ndax yaa ngi xañ xale bi li nga xam ne mooy yelleefam. te itam gis nañ ci jamono bi jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koy indil doomu aadama yi. da ngay gis léegi xale boo xam ne day jàngam day yàqu ndax ñàkk këyit. gis mag moo xam ne day dem ba nekk muskaalaf du am këyit. mu doon ay jafe-jafe yu métti ñuy daw fu nekk di fa dugg ngir am ay këyit. kon yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne et sax xëy na nit ñi duñu ko xam ñaare waaye yoon teg na ci isam ay daan ba ci sax délégué de quartier bi am na daan bu ko ci fekk. ci délégué de quartier bi. waaw xëy na foofu daan yi dafa yàgg xam nga loolu mu ngi commencé suñu code bi nga xam ne 1972 lañ ko defaroon code de la famille. loolu yàgg na ba nga xam ne sax ñu ngi doon wax ay daanu amende 1000 francs ci bu fekkee ne waajur bi déclaré wu ko délégué bi moom it demul déclaré ko. kon gis nga ne loolu fàggu woon nañu yoon yëpp pour que xale bi daal mën a am këyit. d'accord waaw. léegi bu fekkente ni déclaré wu ko ci 1 an yi mën na. wax nga ñu peut-être li nga xamante ni moo ko ciy fekk. mais nan lay def après ba déclaré ko. jërëjëf Aliou xale bi daal bu fekkee ne juddu na ay waajuram kon gis nañu léegi du waajur yi kese. ak waa dëkk ba ot kilifa yi fa nekk. ñoom ñëpp defuñu déclaration bi ba at mi jeex. bu boobaa nag kenn mënatu koo bind ca mairie ba ngir ñu mën koo utal kayit nag dañ koy utal li ñuy wax jugement d'autorisation d'inscription de naissance te jugement boobu nag comme ni ko tur bi mën a ëmbaale rek juge rek moo ko mën a defar. juge rek kon xale boobu daal tribunal rek moo ko mën a may kayit léegi. tribunal moom moo koy defaral li ñuy wax jugement d'autorisation d'inscription de naissance moom la nit ñi di faral di tuddee rek jugement. waaw. donc pour mu dem ca jugement boobu nga wax pour mu def ko. donc moom yan pièces la war a fournir day jaar mairie ba ñu bindal ko mu yóbbu. wala. waa jërëjëf xale bi su fekkee ne déclaré wuñu ko ba mu mat at wax nañ ko ni jugement rek lañ ko mën a defaral jugement boobu nag ki ko mën a defar mooy juge bi nekk ci tribunal d'instance bu njëkk moom lañ daan wax tribunal départemental. léegi tribunal d'instance lañ koy wax bu boobaa dafa am dossier boo xam ni. moom la ñuy laaj waajur bi moom lay defar déposer ko ci tribunal boobu dossier boobu pièces yi muy àndal mooy dañuy jël photocopie carte d'identité baay bi ak bu yaay ji waaye nag ci jamono bi ñu nekk nii dafa am carte d'identité boo xam ne daf fee xew muy CEDEAO boobu nag duñu ko jël moom. posé na problème boobu duñu ko jël waaw duñu ko jël ndax li waral duñu ko jël mooy amul filiation maanaam ki ko moom defuñu ci turu papaam ak bu yaayam. moo tax tribunal mënu cee liggéey. kon papa ji ak yaay ji dañuy jël seen photocopie carte d'identité ancien bi bu ñu ko amee bu njëkk bi. mooy bi jiitu bu CEDEAO bi. bu ñu ko amul ñu dugal seen extrait de naissance maanaam seen kayitu juddu. ñu boole ko ak photocopie carte d'identité ñaari témoin. amaa foofu sax xanaa leeral bi mooy bu dee témoin yi moom même bu dee CEDEAO la moom baax na moom. waaw bu ñu boolee yooyu. témoin yi foofu. mën na nekk témoin yoo bokkal famille wala. waa jërëjëf xam nga témoin moom dafa yaatu. condition critère bi ñu ci teg rek mooy ki mat témoin mooy ki nga xam ne li muy témoigner bi muy xew booba am na majeur na am na lu mu gàtt fukk ak juróom-ñetti at. kooku ku mënti doon bu dee góor bu dee jigéen ku mënti doon na fekkee yëf yi te bu yëf yi xew maanaam bu dee juddu gi na fekkee juddu gi te bu juddu gi am fekk am na fukk ak juróom-ñetti at. d'accord kooku mat na témoin nga defee nga am ci ñaar jël seen photocopie carte d'identité moom photocopie carte d'identité bu ñu ko waxee jarul légaliser. nga boole ko. boole ci certificat d'accouchement xale ba. d'accord lu am solo la ndax surtout dañoo nekk ci jamono boo xam ni ñu bëree bëri dañ koy tey di wàññi atu xale yi ak a yokk. ba mu indi ay jafe-jafe yu bëree bëri. léegi nag moo tax ñu lay laaj certificat d'accouchement ba bu fa nekkee nga boole ko ci bu fekkee sax gisoo ko nga boole ci carnet de santé ba mooy carnet bi nga xam ne moom la yaay ji doon visito. ba mu ko ëmbee yooyu ngay boole nga yóbbu ko ci mairie bi la gën a jege. ñoom ñu defal la li ñuy wax certificat de non inscription wane ni kat kii judd na na xam waaye kenn inscrire ko woon yooyu pièce boo ko boolee moom ngay yóbbu tribunal ñu may la requête maanaam demande bi nga xam ne mooy saisir juge bi nga boole ko ci déposer ko. loolu daal mooy li nga xam ne dossier bi ñuy lay laaj pour nga mën a wutal xale bi. bu jógee foofu. day ñëwaat police. soog a delluwaat tribunal wala bu eggee tribunal rek jeex na.
waaw yii ma la waxal nii ñaare boo ko ci boolee surtout certificat d'accouchement boobu. xam nga ñëw ci police boobu li koy waral ñaare. mooy tribunal day saytu dossier bi. xam nga léeg-léeg mën na bañ a leer ci moom. ci ñi nga xam ne ñoo koy saytu. ndax bu fekkee ne dugaluñ ci certificat d'accouchement. amul carnet de santé. magum jëmm ñu xëy nag dañ koy wutal kayitu jur ni musul am. loolu mooy waral ñaare tribunal jël dossier bi. yóbbu ko police pour mu defal ko enquête. waaw en général enquête boobu la police di def. bu ko defee ñu woo fa waajur yi xale bi ak témoins yi ngir jël seen déclaration. ñaare seen déclaration la ñuy jël foofu rek. bu boobaa nag police jëlaat dossier bi. delloowaat ko tribunal continuer def liggéeyam man laa jàpp date audience. continuer def liggéeyam. waaw ñu avancé ci waxtaan ba léegi. ñu gis ni Sénégal fii jugement bëri na fi trop. ñu gis ni aussi tamit ki def jugement. buy def yenn demande yi wala muy def examen wala muy lijjanti yenn kayit yi. dañ koy laaj papier de juge. papier de juge lañ koy xam papier de jugement. loolu la moo koy waral. waaw xam nga sunu njaal benn wax dañuy wax ne foo ñu nangu nañu bëree bëri dañuy juddu duñ leen wutal kayitu juddu. léegi nag way juri ñaare wala borom sax day dem ba benn jamono muy koy wutal boppam. lu ci gën a bëri dañ leen defal foo ndax bu fekkee ne at mi weesu na ne nañ sànq ni mënatoo ko am mairie. kon juge rek moo la ko mën a defal. mais dafay am ñoo xam ne day ñëw naa la ma lijjantil la ko. très bien waaw lijjanti boobu nag ñaare mooy waral foo rek lañ lay defaral. nga dégg ko la ne dañ maa jox numéro jàmbur waaw daf la jox numéro jàmbur moomuloo ko. d'accord foofu bëgg naa aussi poser la benn question. par exemple tey buñ ma joxee. moom am na risque wala amul risque. waaw bu ñu la joxee numéro boo xam ni keneen na ko moom. yaa ngi joxe misaal El Hadj Lo. El Hadj Lo moom dara mënu ko caa fekk ndax moom def na déclaration normale. am na kayit yow mi nga xam ne nag yaa ko moomul yow yaa amul dara. yow yaa am lu ñuy wax acte fictif. d'accord moom la ñu tuddee acte fictif moom nga am yow. ñu bëree bëri nag ndeysaan daf leen di lor. acte fictif yooyu. bëri na ci dëkk bi parce que man gis naa ñoo xamante ni dem nañ ba am bac sax affaire bi topp leen. waaw Aliou moom bëri na lool ci dëkk bi. mu doon lu metti na ndax da ngay gis koo xam ne day ñëw ba am ci ay diplôme wax nga ko ñenn ñi sax am ci diplôme supérieur. am ci ay carte d'identité am ci passeport am ci lu nekk xëy nga dem gis ne nag sa bos baaxul parce que li wolof naan lu dul dëgg du yàgg moo dafay feeñ. léegi nag jafe-jafe daal di taxaw. d'accord waaw mais jafe-jafe boobu ñaare bu amee tribunal mu ngi ciy def jéego yu am solo. ndax day xam ne ñu ci gën a bëri xale bi moom amu ci responsabilité léeg-léeg sax buñ koy def dafay doon loo xam ne daf koy mag. waaw nañu ko mën a lijjantee nag. mooy nga def pour tribunal jugement d'autorisation d'inscription de naissance boobu ñuy tuddee jugement bi ma la doon wax léegi. suñu la defaree jugement ba pare du yem foofu comme da ngaa amoon acte boo xam ne fictif la. waaw léegi nag dañ lay defal beneen jugement bu ñuy wax jugement d'annulation. da ngay dugalaat beneen dossier bu ñuy wax jugement d'annulation. annulé boobu. waaye nag foofu xanaa ñu leeral ne rek boo dee wut jugement d'autorisation d'inscription de naissance boobu ñu tuddee jugement. da nga ciy boole wala acte fictif bi ci dossier bi. d'accord ndax njariñ bi mooy bu ñu la defalee jugement ba pare nga xam ne léegi am nga kayit bu baax ñaari kayit ngay am te ñaari kayit mënul circuler ndoo. ñaari état civil. léegi nag da ngay dugalaat acte fictif boobu nga amoon. nga def demande boole ko jugement bi nga am nga def demande d'annulation. demande d'annulation boobaa tribunal maintenant produire la beneen jugement d'annulation. boo xam ne maintenant moom ngay boole. ak jugement bu baax bi nga am foo amoon kayit bu baaxoo rek boo demee foofu ñoom ñu rectifier. d'accord noonu lay demee. d'accord ma gis ni aussi sama mbokku jeunes yi surtout sportifs yi. dañoo bëgg jugement trop. d'abord jugement ñaata at lañ la permettre nga wàññi ko. waaw wàññi moom nanguwuñu ko moom. nanguwuñu ko wàññi moom kenn nanguwu ko. dañ koy bañ sax. dañ koy bañ xam nga maa ngi lay wax sànq ne la booy wutal nit jugement tribunal ñu ngay laaj sax certificat d'accouchement ba. kon xam nga ñooñu dañoo bëgg a xam ndax at yi dañ ko bëgg a wàññi wala effectivement kii dafa mësul am. kon loolu firnde la bu ñuy wane rek wàññi at moom kenn du ko nangu. d'accord dañ koy tere moom. dañ koy tere waaw. kon nag am na yoo xam ne ku ci dugal sa bopp itam yaa ngi yàq sa état civil. yaa ngi indi sa bopp ay jafe-jafe yoo xam ne dafa lay topp. d'accord waaw am na ñoo xam ni. sax topp nañ leen ba tëj leen ci kaso bi. ndax yu mel noonu. waaw ndax délit la. waaw gis nañ aussi tamit ñoo xam dañuy doxantoo peut-être loolu sax du kayit juddu. ñuy doxantoo ñaari pièces d'identité yoo xam te ni bokkul loolu aussi délit la de. ah, 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 ah,
li koy waral nag mooy ñooñu mooy lu mel noonu nga amoon benn acte boo xam ne fictif la nga am ci këyit ba mu yàgg nga wàññi uti maaye daal àla kulli àll lu ci mën a am rek mooy yooyu justice mu ngi taxaw tem pour xeex ko. d'accord ndax sunu sécurité la ñun ñëpp. ndax bu ñu demee ba nga xam ne nit ki war na mën di changer atam nu mu ko neexee kon finalement sunu sécurité day menacé wu. day menacé wu. ndax kon nit mën na def njomme. dem wut yeneen këyit. d'accord kon xeex boobu defe naa ne xeex citoyen la. ñun ñëpp suñu xeex la. suñu xeex ñu fexe ba xale yi ku juddoo te ñu wutal la kayitu judd. d'accord loolu yaakaar naa leer na ñu dugg ci li nga xamante ni mooy deuxième pàcc bi. muy wàllum certificat de mariage. wàllum certificat de mariage dama lay laajat li ma laajoon sànq rek. lan mooy njëriñu certificat de mariage. waaw jërëjëf Aliou comme niñ ko waxee ci kayitu judd rek acte moom d'état civil njëriñ kese la mariage mooy. góor ak jigéen fu ñu àndee ci li ñuy wax sëy njariñu certificat de mariage nag bari na ndax moom mooy firndeel mariage bi waaye itam moom mooy tax réew mi mën a xam ne yéen ñi kat marié ngeen. ku góor ki ak jigéen kii kat liy tax administration mën a xam ne marié nañ mooy ñu am certificat de mariage. kon dañu seetlu nag ne ñun sénégalais ñaar ñu ëpp ci ñun. bu ñu liggéeyul li ñu tuddee liggéeyu tubaab administration. dañu naan soxlawuñu ko. moo tax bu ñu sëyee itam du ñu wut certificat de mariage. ngay gis ñaare nag koo xam ne dem na ba mu yàgg mu am liggéey mu daw fu nekk mu def dugg fa pour mën koo am. waaye daal laa ku lee moom mariage moom sëy ci diggante góor ak jigéen. su amee moom certificat de mariage mooy tax administration mën a xam ne yéen ñii da ngeen a marié. mooy tax boo dee liggéey itam ñu mën a xam ne yow bu dee ko góor nga am nga soxna. bu dee ko jigéen ki ñu xam ne am na borom kër. am na borom kër te certificat de mariage boobu mooy tax itam administration mën a xam doom yi nga xam ne judd nañ ci sëy bi. waaw loolu daal mooy njariñ li nga xam ne moom bokk na ci yiñ mën a lim daal ci njariñu certificat de mariage. njariñu certificat moom aussi comme këyit juddu dafa am ci délai boo ko war a déposer ginnaaw bi nga marié wala. waaw Aliou moom aussi yoon daf ko xaalal ay délai dañu wax ne sëy daal bu amee. war nañ ko déclarer ca mairie ba. am na ku toog ca mairie ba ñu naan ko officier d'état civil war nga ko déclarer ci juróom-benn weer yi léeg-léeg sax ñu dugal ci laabir bàyyi ko moom dem ba mat at. mais foofu itam day baax ñu leeral que ñaari façon mariage dafa am benn bi mooy li ñuy wax mariage célébré. ñenn ñi di ko tuddee mariage civil. beneen bi moom la ñuy wax mariage constaté. duy seen différence ñaar yooyu. waa ñaari leen wutale mooy mariage civil way dencente yi maanaam góor ak jigéen ji sëy dañuy ànd ak seen témoin ku nekk ànd ak benn témoin ñu dem takke ji sëy bi ca mairie ba. boobu mooy mariage célébré nga xam ne officier d'état civil bi moo koy célébrer directement. daal di lay defal certificat de mariage. jox la livret de famille mariage constaté nag mooy mariage yi nga xam ne ñaare dañ koy sëy yi ñuy takk ci biir sunu biir société maanaam takk ko ci jàkka ja ca pénc ma ca taatu garab ga ca kër ga fu ñu ko takkee baax na ba pare nag doog a dem nag ca mairie ba maanaam pare ñu jox la attestation jàkka ja d'accord ngeen dem nag ca mairie ba foofu sax ñaare ni ko yoon waxee souvent duñ koy faral di defee noonu parce que dañuy waxoon ne da nga ko waroon a yëgal sax officier d'état civil bi. avant ngeen def takk ji. 1 mois avant ngeen def takk ji moom mu teewee ko wala mu yebal ku ko représenté mu teewee ko. waaye lu mu ci mën ci doon daal bu ngeen ko defee ba pare woyofal nañ ko ba nga xam ne attestation bi ñu lay jox foofu bu dee jàkka ji ñaar dañ lay jox attestation su ko ñaari way dencante yi jëlee. ànd ak ku nekk ñaari témoin kon gis nga wuute bi. waaw bële benn témoin lan mais fii dañuy wax ñaari témoin ku nekk am ñaari témoin. ñaari témoin yi ñuy mentionné ci attestation bi. waaw bi ñu lay jox ca jàkka ja ñoom ngay àndal dem mairie ba. dem ca mairie ba. bu ko defee officier d'état civil constaté mariage bi. d'accord bu ko constaté defal leen certificat de mariage jox leen livret de famille. jox leen livret de famille. waaw moom tamit bu fekkente ni ci app biñ la may. defoo ko. da ngay def comme ni nga defoon fee demaat tribunal wala. jërëjëf Aliou moom itam comme noonu rek bu la mairie bi rawee daal maanaam defoo ko ci délai boobu ñu wax léegi. léegi juge rek moo ko mën a defal. bu boobaa itam da ngay constituer li ñuy wax dossier am na dossier bu ñu lay laaj.
bii da ngay jël photocopie carte d'identité ñaari way dencante yi muy jëkkër ji ak jabar ji. comme ni ma waxoon sànq rek ancienne pièce bi carte bu njëkk ba wala seen kayitu juddu boole ci photocopie carte d'identité ñaari témoin wax nañ ko sànq ñoo xam ne mat nañ témoin. waxoon nañ sànq kan moo nekk témoin. d'accord. nga jël ko itam ak attestation bi nga xam ne jox nañu ko ci jàkka ji mu doon lu am solo jàkka yëpp daanaka bu ñu takkee sëy dañ koy joxe. nga boole ko yóbbu ko ca mairie ba. mairie bi itam defal la certificat de non inscription comme na mu la def loon ca naissance ba. d'accord nga yóbbu dossier boobu tribunal. ñu defal la requête nga déposé ko. nga déposé ko waaw. ñu gis ni lii méttiwut. mais est-ce que amul manque de communication pour nit ñi xam dëgg-dëgg njëriñu certificat de mariage parce que séeréer yi moom. sawaruñ ci quoi. waaw. li ñu mën a seetlu wax nañ ko maa ngi koy wax sànq sama biir wax mooy nit ñi farataaluñu ko ñaare balaa ñu koy wuti rek kenn ci ñi may dencante dem ba am liggéey. ñu doog a daw di ko wuti. waaye nag dafa jot kon ñu xam ne lu am njariñ la ñu bëree bëri nag dañuy ci am ay jafe-jafe parce que amuñu ko da ngay gis ñoo xam ne sax xëy na doonul li gën bu ñuy divorcé ñëw ne damaa bëgg a divorce tribunal mais dañ laan la defaral mariage bi ba pare. certificat mariage waaw dañ lay defaral certificat de mariage ba pare. waaw nga gis ñoo xam ni koo xam ne day faatu ngir ñu lijjanti alal ji mu fi bàyyi nono beeg yooyu dañ lay laaj certificat de mariage. kon daal bëri na yoo xam ne boo ko bëggee dañ lay laaj certificat de mariage kon daal boo ko mënee nga wut ko ci teel. nga wut ko ci xam ni yàgg daf lay dab. mais foofu aussi ci tas yeeg yooyu noonu dañoo gis ni ci tas yi. souvent ci certificat de mariage day bëri lu muy indi foofu coow ay séparation de biens ay yooyu yëpp dañ koy mentionné ci biir te gars yi duñ xam wala. waaw xam nga mariage muy sëy bi bu ñu ko dee takk. dafa am yoo xam ni itam daf cee bokk yaa ngi wax léegi option. moom la ñuy wax option conjugale option boobu ku góor ki moo ko moom. ci lañ koy laajee ne ko allah kulli àll yow ñaata soxna nga bëgg a am. xam nga ñaari option moo am. am na lu ñuy wax monogamie. am na lu ñuy wax polygamie. monogamie mooy waa ji ne man benn soxna rek laay am. waaye nag attention daf lay topp sa giiru dund dootoo ko mën a changer. parce que foofu am na ñu comprendre. waaw sama genre dañ doon foog ni. boo nee monogamie rek fii lay yem ci sëy bi boo ko fasee am nga droit amaat nekk polygame. déedéet maanaam boo xasee tànn option monogamie ni benn soxna la bañ bindal la ko. daf lay topp sa giiru dund. c'est à vie. c'est à vie soxna sa nga nekkal. bi taxoon nga def monogamie. bu ngeen nekkatul itam dootoo ko mën a changer. moom daf lay topp. kon boobu benn option la am na beneen option bu ñuy wax itam polygamie mooy mën nga ko limiter da nga gis ko xam ne naan man polygamie limité à 2 maanaam ci ñaar laa koy yemale. kii ne man polygamie limité à 3 ci ñett laa koy yemale. kii ne man polygamie bi nga xam ne daal mu ne su ko romb mooy ñeent bi mais bu mu ci mënti doon loolu góor gi moo koy tànn. boo ko tànnee moom lañ lay defal nga xam ne léegi yow loolu itam daf lay topp. d'accord boo balaa ñoo avancé ci beneen option bi. boo nee man monogamie laa signé ba pare. takk ñaari jabar lu la ci mën a fekk. waaw loolu délit la moom la ñuy wax bigamie. maanaam nga tànn ni monogamie la maanaam benn jabar laa yem. nga xëy takk beneen wala yeneen. bu boobaa mën nañ la topp. d'accord bigamie te délit la mu ngi mel ni itam. limité à 2. maanaam sama polygamie ci ñaar laa ko yemale. takk ñett. kooku itam mën nañ ko topp pour bigamie. comme ndaw si nga xam ne itam moom dafa am jëkkër ba pare. am beneen jëkkër kooku dañ koy topp bigamie. délit la boo xam ni loi teg na ci itam ay sanctions. donc mu doon loo xam ne itam dafay baax lool ñu ci bàyyi xel. d'accord waaw beneen option bi. muy monogamie bi. non maanaam da nga ni moom ñaari option bi. waaw benn option bi mooy option conjugale. waaw mooy monogamie ak polygamie. waaw beneen option bi. mooy monogamie ak polygamie mooy ñaari. monogamie mooy nga tànn benn soxna. d'accord polygamie mooy nga ne yu bari. d'accord waaw am na bu ñuy wax polyandrie mais kooku ñun amul fii suñu réew. polyandrie maanaam mooy jigéen ju am ñaari jabar. kooku ñaari jëkkër excusez-moi donc loolu moom daanaka. moom ku nekk xam na ne moom délit la moom. mooy polyandrie. loolu moom daanaka raar na fi moom. waaw loolu moom presque du ñu amu fi sax mais. waaw raar na loolu waaw d'accord peut-être mettre temps bi xoj nañu. sama dernière question day doon. Sénégal. en général dañoo gis ni ut fi kayit dafa jafe trop lu waral lool. waaw xam nga kayit moom sunu waxtaan léegi gis nañ ne boo jógee ca ba nga war a jóg dana la yomb ndax
ki doomam judd mu dem di ko déclaré daanaka amu ci benn jafe-jafe. day ñëw rek daanaka du ca fere sax lu bari de. d'accord ñu defaral ko. bu fekkee mariage la itam bu ngeen demee ca ba ngeen bëree jóg. du jafe. jafe-jafe bi nag mooy bu ngeen demee ba nga xam ne délai bi leen yoon mayoon romb ngeen ko léegi ngeen dem tribunal xam nga tribunal juge bu xasee dogal rek jëfe la sant. kon dogal boobu itam mënul gaaw. foog ñu saytu ko. surtout que nag bu dee lu mel ni sunu tribunal yi nga xam ne population bi dafa bari demande bi day bari kon it du mën a gaaw. loolu moo waral xanaa ñaare ñuy wax ne dafay xaw a jafe. d'accord waaw maître amoon mbégte ak bànneex doon la dalal ci suñ plateau. émission bi jeex na lan ngay tàgg. waaw li may tàggatoo rek mooy am mbégte lool nag ndax lii sunu mission la ñun ñëpp sama mission la seen mission la. kon ñu ngi leen di jaajëfal bi ngeen ko xamee ba ngeen invité ñu ndax gis nañ ne boo ñëwee tribunal wax dëgg yàlla moom demande yi bari na lool te mënoon naa ñàkk bu nit ñi teeloon a jóg déclaré xale yi bu dee naissance la wala bu ñu takkantee ci biir sëy ñu dem déclaré ji ko kon du ñu daw ni ñuy sonne tribunal ngir mën a am kayit foofu. kon nag xanaa ñu ñaax rek population bi que nañu gën a farlu ci déclaration yi. bu ko defee dina doon daal ngëneel ci askan bi yëpp kon di dellu rek di leen gërëm di leen jaajëfal Aliou El Hadj Sidi ñun ñëpp maa ngi leen sant bu baax a baax di ñaan yàlla nag El Vision yàlla jëmale ko ci kanam. ngeen yokk lool bu baax a baax macha allah. ñu ngi sant bu baax a baax. d'accord maître ñun aussi ñu ngi lay jaajëfal. mbégte ak bànneex la nekkoon partage ak yow plateau bi. yéen ñi nga xamante ni yéen ay mbokk internet El Vision Médias yéen aussi ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi ngeen di doon teewlu. maa ngi leen jox rendez-vous ci beneen numéro sans détour incha allah. abonneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo